bismillah allahu akbar aouzu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim salaamualeykum adduna bi yëpp quoi tey nag point de presse bi li ko waral lu ñuy tënkala lu ndaw rek di ko teg ci xam-xam ak ci sañ-sañ bi nga xamante ne nii yàlla may nañu ko ci suñu dëkk bi ñu moomal suñu bopp tamit suñuy droit tamit may ñu ko ci dëkk bi ñu moomal suñu bopp quoi ndax yàlla moo ni ci alxuraan inna allaha la yughayyiru ma bi xawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim maanaam man yàlla du ma ñëw di soppil benn gox benn dëkk benn village seeni problème bopp li fekk ñoom juguñu pour soppil ko seen bopp kon ñun jeunesse su Malika ci dynamique boobu noonu la ñu nekk pour soppi li nga xamante ne nii moo fi xew mooy càcc gi nga xamante ne moo xew ci suñu dëkk affaire bi nag ci porte bu mag bi lañ koy jaaree muy suñu njiiti réew président Macky Sall ñu ngi koy wax ne ko nag na ñëw jéem a xool li nga xamante ne moo xew fii ci Malika li nga xamante ne teguwul ci yoon ndax ay njabootam ñoom ñoo fi nekk ay njabootam ñoom ñooy jaay doole yeneen ci ay njabootam comprendre nga ñun li ñu bëgg nag c'est très clair jël nañ suñuy 9 hectares ci jaay doole dem jox ko benn individu Demba Ka yaa ngi dégg mu ñëw pare pour def ci loo xamante ne ni Malika duñ ci gis seen bopp yaa ngi dégg lim ñu wax li nga xamante ne loolu la jël signante ko ak mairie ñun waa Malika population bi jeunesse yi nga xam dañoo conscient d'accorduñ ci loolu noonu parce que déggoowuñ ci dara loo xamante ne ni am na sens ñun nag lenn la ñuy wax alerte la mooy dañoo bëgg njiitu réew mi na wax ak suñu kilifa yi nekk ci dëkk bi muy monsieur le maire muy Demba Ka muy keneen ku mu mënti doon ñu daje ak jeunesse su Malika ñu toogaat renégocier waat suñu contrat bi nga xamante ne moo ñu lée ñun ak Demba Ka ànduñu ci te duñu ci mës a ànd te lii tàmbali la rek instant bii nii jaral nañu dugg kaso jaral nañu dee lu mu leen jaral ñoom ñi sàcc am fit lu mu leen jaral ñun ñi ñuy sàcc jaral nañu lu raw loolu noonu su bu leen neexee nañu indi force de l'ordre ci àdduna bi yëpp ñu dañuy taxaw parce que suñ droit lañ nekk c'est ça le problème. mooy li ma commencé ak yow autorisation instant yi nii tey ñun mënuñoo am autorisation ci wàllu këyit parce que période bi ñu nekk état beeg ñëpp Covid 19 la ñuy mbubboo li nga xamante ne arrangé wu leen ci Covid 19 lañ ko jaaree ñu bañ a mais lii ñun mënuñu koo xaar. est-ce que soo demoon bay waaj a dee ñu tere la génn ngay dem bay waaj a dee nga gis loo lekk pour dund ndax di nga xaar jox autorisation pour nga génn da ngay génn dem jëli ko dund quoi ñun instant bi ci loolu la ñu nekk voilà. xeex bi am na app bi mooy waa Malika suñu amee li ñu bëgg app bi foofu la yam pour 9 hectares yi mais combat Malika yi moom jeexagul fii ay mouvement yu dul jeex ñoo fi dajaloo ci ay membre mouvement maanaam ay mouvement yu collaboré ñoom ñoo dajaloo fii mouvement yu conscient ñoo xamante ne nii defar Malika rek a leen tax a jóg ñun je pense que su fekkoon pour ñu jox ñu noppi la kon du ñu jaaree ci porte bii ñuy jaar nii quoi yee ñun loolu taxu ñoo jóg ñun li ñu bëgg ak li ñuy woote njariñu Malika la li nga xamante ne manqué na Malika yaa ngi dégg RSE bi nga xamante ne nii Demba Ka mu ngi koy violé mook suñu mairie bi moom lañ bëgg ñu teg ko ci yoon c'est ça. pour l'instant dañuy xeex pour 9 hectares yi leer pour l'instant loolu mooy xeex bi 9 hectares yi leer li nga xamante ne nii Demba Ka signé na ko ak suñu maire ñu négocier waat ko ñu tegaat ko ci yoon ba askanu Malika gis ci seen bopp ne ñun d'accord nañ njiit yi gisee nañoo ak ñoom ñi war a gisee nañoo ak ñoom yee dem nañ ci monsieur le maire waxuñu dara lu leer waruñu benn këyit bu leer wax nañu lu ko neex ñu nit liñ ci mën a gëm nañ ko ci liñ ci mënul gëmuñu ko parce que fii ñuy wax nii ba fii nii imaginel tey ñu jox nit 9 hectares wanoo ñu këyit wanoo ñu dara loo xamante ne valable na pour ñun pour ñun loolu ay tooñ la ay jaay doole la ay naxaate la quoi c'est ça. Malika yàgg na dund problème foncier waaye bii dafa raw parce que bii kenn nit laa la wax benn nit la ñu jël jox ko 9 hectares benn nit. la ñu jël jox ko 9 hectares entre temps population Malika baa ngi souffrir ci espace yi nga xamante ne ni ñoom bëgg nañ ko pour def ci seen i infrastructure. est-ce que am ngeen ñi nga xamante ne ay mag am nañ ay jeunes am nañ ay mag preuve baa ngi nii benn ngi nii ci mag kii kilifa bu mag la ak ñeneen ñu ngi suñu ginnaaw mais lépp nag waa Malika kese la amul leneen lu ci rax lépp dëgg la. parce que tey 9 hectares bi nga xamante ne nii du caaxaana mu ngi toll ci 360 parcelles
soo ko doon évaluer par rapport ak tey li nga xamante ne loolu la ñuy jaayee fii 10 ba 20 yooyu noonu dañuy day daal di nekk 5 milliards 400 millions mais loolu du caaxaan te Demba Ka li nga xamante ni loolu la pare pour réfectionner ko fii xaw ma réfectionner lañ ko mën a wax eggul sax ci mën naa ne eggul ci 50 millions loolu nag lañ bëgg mu jeex loolu lañ bëgg mu dakk beneen yoon neneen la ñuy génnee te bu ñu génnee dina metti salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa Malika tey dañ fay ñëw pour dénoncer li nga xam ni moo xew ci Malika depuis presque at yu bëri Malika dafa am problème bi mu am diggante Demba Ka la ak mairie wu Malika looloo ñu tax a jóg tey Demba Ka état da koo jox ci Malika 9 hectares 9 hectares buñ ko calculer par parcelle valeur bi 5 milliards la mu am loo xam ni moom la warloo ak Malika ñu koy wax RSE mu signé ko ak mairie wu Malika lim signé ak mairie Malika nag Malika gisu ci boppam ndax ay R+2 la ñuy def ci mairie bi ay réfection maison de la femme Malika ñun soxla nañ lu ëpp loolu ndax Malika depuis ay at a ngi ñuy jooy marché depuis ay at a ngi ñuy jooy lycée Demba Ka ak mairie wu Malika violé procédure bi defuñu audience publique Malika yëgul audience publique bi amul léegi nag ñun li ñuy exiger mooy këyit yi nga xam ni moo tax mooy wane ni Demba Ka am na droit laal suñ suuf këyit yooyu yëpp la ñuy exiger ñu jox ñu ko dañuy exiger tamit li nga xam ni waa Malika ñoo ko moomal seen bopp ñu jox leen ko mooy Demba Ka toog monsieur le maire toog waa Malika toog ñu renégocier waat contrat bi Malika wax li nga xam ni moom la soxla ñu defal ko par rapport ak suuf suñ ko jox looloo ñu tax a jóg. loolu amul maire toogul Demba Ka toog waa Malika toog ñun suñ mouvement balaa ñuy jóg di ñëw fii tey def nañ démarche yooyu yëpp gisante nañoo ak monsieur le maire wax nañ ko li nga xam ne moom lañ bëgg nee nañ ko na woowaat Demba Ka mu toog waa Malika toog ñu waxaat ci contrat bi nee nañu nag moom du jël téléphone am woo Demba Ka waaye ñun bu ñu woowalee Demba Ka suñ bopp dina ñëw ñun nag comme Malika moo ñu tax a jóg jëmuñu ci violence dañoo bind lettre yónnee ko Demba Ka Demba Ka tontu wuñu ci lettre biñ ko jox par la suite la xam ne dañuy def génn bi mu annoncé ko préfet sous-préfet bëgg ñun ñu dem toog ak Demba Ka waxtaan ak moom ñun nag loolu taxu ñoo jóg ñun li ñu tax a jóg mooy Demba Ka ñëw monsieur le maire ñëw waa Malika yëpp ñëw ci transparence mu leer naññ ñu signé waat contrat bi Malika wax li nga xam ni moom la bëgg ndax lii Malika gis ci boppam loolu lañ tax a jóg waaw toog bi ñëw bañ ak Demba Ka mooy Demba Ka ñun amuñoo ak moom problème moom monsieur le maire la ko signeel waaye ñun li nga xam ni loolu la war ñoom ñaar loolu lañ warloo ak Malika ñun loolu lañ soxla toog bi ñuy toog ak moom peut-être mouvement bi ak moom ñooy waxtaan xamuñu luñ fay jëlee liñ bëgg mooy mu toog ak waa Malika ndax ñun lii ñuy xeexal waa Malika la waa Malika ñoo ko moom du ñun ñoo ko moom na ñëw toog ak waa Malika monsieur le maire toog Malika waxaat li nga xam ni moom la soxla. neuf hectares yi moo ngi nekk ci diggante Ngédiaga ak Gàddaay foofu la 9 hectares yi nekk ñoo ngi koy jox Demba Ka 9 hectares Macky Sall moo ko jox Demba Ka moo ko signé décret de déclassement foofu la ñu waroon defee point de presse bi nag waaye sous-préfet comme li ñu leen waxoon yónnee nañ foofu ay nit ñu taxaw di ñu fa xaar moo tax ñu ñëw defee fii nii point de presse ay policiers lañ fa yónnee ñu taxaw di ñu xaar moo tax ñu defee fii point de presse bi ndax dañuy bañ information bi génn te ñun bëgg nañ waa Malika yëpp yëg caxat-caxatee gi nga xam ne ñoo ngi koy caxat-caxatee seen suuf te duñ leen si yëgal dara Malika dañoo jël seen kàddu ni leen amatoo leen baat biir Malika te ñun loolu lañ bëgg mu jeex dañoo am baat biir Malika dañoo war a wax liñ bëgg waaw. xeex bii nii mooy première xeex boo xam ne ñoo ngi koy jóg xeex nañ yeneen xeex yu dul yii mus nañ si am ndam xeex nañ yeneen xeex yu dul yii mus nañ si am ndam mais xeex bi benn début la insécurité en Malika mouvement yi fii jóg nañ ko xeex ko ba am si ndam ak yeneen ak yeneen ak yeneen
xeex bi premier pas la mais Malika dafa bëri ay problème yoo xam ne yëpp mënuñu ko wax fii tey 9 hectares yi moo ñu ñor moo ñu yitteel buñ jugee si bii nag problème Malika yëpp dinañ si jóg ba ñëpp xam ni Malika fi mu toll war na koo dépassé Malika Kër Massar bi ko sekk ak benn baraag bi ko sekk ak yëmbal dañ koo raw te Malika moo jiitu ñooñu Malika li dëkk yu baax yi di am Malika da koo war a am Malika amul infrastructure amul dara yooyu noonu yëpp dañ ko war a xeex te fii lay commencé te lu si jar dinañ ko si def dinañ si def suñ bakken ndax ñun ay dëkku Malika lañ bëgg mu raw adduna bi fépp ñu koy dégg Malika wasalaam